donc asalaamaaleykum mbokki internet ci ñu suivre à travers suñu chaîne YouTube Diobass Info TV Facebook Twitter ak ci www.diobasinfotv.com ñu ñëw ak yéen ci suñu 3e numéro donc le grand rendez-vous donc di émission purement politique le grand rendez-vous tey mu ngi dalal kii di doomu Pout Diack mais aussi doomu suñu ancien président de la communauté rurale donc di Mawa Sène ñu gën koo xam ci Pape Sène donc Pape Sène la ñuy dalal tey ji bokk ci coalition bi nga xamante ni liste PS la donc ci élection locale yi di jëm di xëccoo commune Notto Diobass ci tête de liste bi kii di Louis Thomas Ciss nekk ci bopp bi kon donc balaa ñu def daal dañ lay nuyu Pape. asalaamaaleykum wa rahmatullah Diobass TV Diobass Info. ginnaaw bu ñu sante yàlla ñoo ngi nuyu waa Diobass sant suñu ñaari waajur tamit di kontaan ci dalal bu nga ñu dalal. waaw donc ñu ngi lay dalal jàmm donc ci suñu émission le grand rendez-vous ñu ngi fàttali suñu mbokk internet yi bu leen fàtte abonné suñu chaîne YouTube bi cloche de notification bi aussi bu leen ko fàtte ndax moo leen di yeggal ni am nañu vidéo donc bu ko defee rek Pape Sène donc dañuy tàbb ci liggéey bi comme niñ ko waxee 100% politique la donc gis nañu élection locale yaa ngi waaj donc coow li bëri woon na ba ci cippaandaw bi ñu agsi fii am 6 candidats yi nga xamante ne ñoom ñoo war a xëccoo mairie Notto Diobass donc ci prochaine élection yi di ñëw di janvier 2022 ci loolu aussi gis nañu yéen parti socialiste bokkoon ci coalition Benno Bokk Yaakaar lan moo leen ci génn. waaw sëñ Ousmane laaj nga ma laaj bu ma neex laaj bi nga xamante ne sawar naa ci tontu. ndax les faits yëpp dañu nekk ci sama kanam. sëñ Ousmane parti socialiste nekk parti bu mag. Balla Gaye dafa faral di ne dañ ko ngéntee xaalisu làmb. waaye man du ma ne dañ ma ngéntee xaalisu politique. waaye man dama juddu ci biir politique. maa ngi tudd Pape Sène responsable politique parti socialiste. sama waajur bu góor. yàlla na ko yàlla yërëm te xarit ko aljanna nampal ma ci. nampal ma ci bu baax a baax. loolu waral na. man je suis socialiste de valeur. de idéologie. de tout parce que parti bi dafa nekk parti boo xamante ne. ay yéen nag. bu ñuy wax Sénégal. mënoo wax parti socialiste. balaa nga wax benn parti nga wax parti socialiste. ci foofu nga ñëw nag dinaa am tuuti taxaw seetlu. ndax Ousmane. boo xoolee dañuy wax Benno Bokk Yaakaar. mais dama lay indil ci Benno Siggil Sénégal. jawriñ bi fi nekk. mooy maire bi fi ne. yàlla dafa dogal dafa cheminer waa parti socialiste depuis 2009. depuis 2009. ñu dem ci Benno Siggil Sénégal. ay li yéwén sax parti socialiste moo leen ëppoon ay conseil waaye grandeur ak esprit de dépassement. taxoon mag yi. gis ni alu war na mën a jiitu. ñu bàyyi ko moom de taxaw na ak man ne ma parti socialiste moom postulé candidature am 2009. yàlla dogal ñu dem 2009 mu def 5 ans. mandat boobu jeex. Macky Sall ñëw au pouvoir. ñu bokkaat ci 2014 bokkaat ci Benno Bokk Yaakaar. 2014 ñëw foofu ñu bëri amoon nañ fa taxaw lu seetlu ne parti bi dafa war a am candidat. le parti socialiste waaye le professeur Louis Thomas Ciss. ñoom ñëpp ñu taxaw ne dañuy am candidat. waaye décision bi jëlee ci kaw le feu Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla yërëm. consigne daal jóge ci kaw. ne nañ soutenir maire bi fi nekk. loolu tamit décision du parti. am na ñoo xamante ne sax ay liwén d'accord ñu ci woon. waaye ñu ne kon nañ ko gungewaat. yàlla dogal ñu gunge ko.
buñ ko gungee tamit ci deuxième tour bi yàlla dogal na tamit moom le professeur Louis Thomas Ciss janoon nañu xam nga lu ñuy wax ci politique gu jamono bi war ak wuruj da cee bëri waaye bu ñu warul woon kon léegi ni mandat bii passé sax le professeur Louis Thomas moo koy jiite. waaw nuñ leen war a. waaw xam nga Ousmane xaalis dafa politique gu Jobaas gars yi dañ ko yàq. ndax lan yàqu ci alal yàqu ci xaalis. maanaam joxe xaalis. waaw joxe xaalis. maanaam nekkatul mbiru gentleman. parce que nit ki da nga war a am démocratie. nga teg règle de jeu bi ñu leer. mais tey Ousmane bu njëkk liste de la daan tab nga dem ba liste bi tab la ñu jaar ci ginnaaw jox la xaalis nga bàyyi liste boobu dem voter beneen liste. ndax est-ce que ma dagg la foofu sax scrutin bi bokkul woon parce que boobu conseil yi ñoom ñoo doon fal mairie. effectivement boobu conseil yaa ngi ko doon wax ni PS bari woon na ci ay conseillers. bokkoon na sax suñu ëppaloon conseiller foofu. waaw donc da nga jàpp dañoo jaar ci ginnaaw donc jëndi leen donc pour ñu mën a voter. non dafa am ñaari contexte parce que bu 2009 magu parti bi ñoo xamoon ni Alioune Sarr xele la pas xele la sax mais nekkoon na benn produit boo xamante ne mag yi amoon nañ ci moom yaakaar parce que Ousmane bu ñu waxantee dëgg nag te yàlla tax Jobaas dafa am nu mu composé wu Jobaas dafa am lu ko composé jamono boobu Aline nit yi amoon nañ ci moom yaakaar moo tax mag yi gisoon ko ne kii de yaakaar bu ñu ànd ci moom nañ ko jàppale. PS ci boppam moo postulé candidature Alioune Sarr yàlla dogal mu jàll 2009 boobu noonu la doxe woon mais 2014 bëggoon nañoo def candidat léegi bu ñu bëggee kii décision parti comme nu mu la ko waxee mbir mi jëlee ñu ci kaw ñu rangé wu dem ci bannière Benno Bokk Yaakaar léegi bu ñu demee ci bannière Benno Bokk Yaakaar PS samp candidat opposition bi yëpp ñëw ci suñu ginnaaw. d'ailleurs ma ci profito di leen nuyu ñoom ñëpp di leen ñaanal parce que am na luñ ñu lebal du feyeguñ ko ndax opposition toute l'opposition bu fa nekkoon takkoon nañ seen conseil jox ko le professeur Louis Thomas Ciss waaw waaye xam nga dafa Olof Njaay dafa ne xam lépp wax lépp baaxul waaw du ma egg ci diw ak diw wala nii ak nii ñoo def lii mais xam nañ li wóor ni am na suñu conseil yoo xamante ne dañoo war voté wuñu pour liste professeur Louis Thomas Ciss moo tax Alioune Sarr gagné élection 2014 bi waaw 2014 parce que 2014 man mi bokkoon naa ci liste proportionnelle bi maa nga ca woon waaw donc suñu mbokk internet ci rek bu leen fàtte abonné suñu chaîne YouTube ñu ngi Facebook ñu ngi Twitter waaye ñu ngi ci www.jobasinfotv.com troisième numéro le grand rendez-vous donc émission purement politique comme ni ñu ko waxee ñu ngi dalal tey ji kii di doomu Pout Diack mais doomu ki nga xamante ni yaakaar naa kenn dootu ko présenté waa Pout Diack mu nekk feu donc Mawa Sène nekkoon président comité rural donc Pout Diack donc Pape Mawa parti bi donc muy PS dangaa juddoo fekk ko fi jël ko ou bien PS conviction yi muy doxe moom moo la neex moo tax nga jël ko. sëñ Ousmane laaj nga ma laaj bu ma neex dontu la nag dinaa la tontu bu leer foofu Ousmane man damaa judd ci parti socialiste sama papa ma judd ma fekk daanaka mu ne ci biir parti bi yàlla dogal mu takk ay ndombol tànk nag. ndax commune bi nekkoon commune rurale sama góor gi maa waay yàlla na suuf sedd ci kawam. amiin amiin amiin. atte na suufu Jobaas fukki at ak benn ak juróom-ñeenti weer. waaw waa Jobaas nag daan na ma wax ni Jobaas juróom benn fukki dëkk ak juróom-ñaar. penc bu ma fa wàcc ma am fa teraanga kon kooku yàqul Jobaas liggéey na Jobaas. tout doomu Jobaas wàccewu ko délégation spéciale moo ko wàcce. délégation spéciale waaw kon gàcc ngalaama góor gi Mawa Sène mu nampatal ñu ci nag waaye xam nga man bi ma demee Dakar boobu comme nampatal nañ ma ci parti bi dem opposition ndax may dem ba nekk majeur parti socialiste dafa dem opposition
yàlla dogal tamit man maa ngi rencontré Ousmane Tanor Dieng à 2009 boobu tamit boobu maa ngi def transport à Dakar yàlla dogaloon na tamit ma jaayoon fa ay carte parti socialiste le camarade Cheikh Sey secrétaire parti bi joxoon ma ay carte ma jaay ko à Grand Yoff lu lay jëlee Padois tailleur yeeg imam yeeg chauffeur yi ñëpp ma taxaw leen jaay leen carte ba ma sampoon foofu sax comité en 2009 yàlla dogal Tanor recevoir ma wax ci man lu ñu waxtaan d'ailleurs sax fa la miinanteeg moom tu xamoon na aussi góor gi maam mooy sama waajur ma am fa ràññee di demal sama bopp par conviction di gëm parti bi di dem kii comité central moi j'étais membre du comité central di fa dem en même temps di yëngatu ci localu Diobass yi yàlla mi dara teewul nag ay 2013 la góor gi jël sama loxo jàpp loxo professeur Louis Thomas Ciss nee ma Pape man mag naa dama bëgg Louis Thomas ngay ànd ak moom très bien loolu moom gën a poussé nga tee maanaam pour téye ndono mag yi loolu gën na maa poussé lu tax ma nekk ci biir parti socialiste tamit di nekk ci jàmbaar nag di ci góorgóorlu di ci ku ma xam fii ba Ndakaaru fii ba Thiès parti socialiste la xam muy lu am solo donc ci góor gi la ñu des léegi ñu koy ñaanal sax suñu borom suuf set ci kawam amiin comme ni nga wax rek liggéey na fi loo xamante ne yaakaar naa ne kenn taxaw fi naan góor gi moo fi def dara ci communauté rurale bi wala di ak lii loolu yaakaar naa ne du yow yaa koy wax mais aussi ñëpp a koy wax donc ci góor gi moom nga xamante ni dangaa ñëw fekk ko ci politique surtout PS bi nga xamante ne yoroon na fi pouvoir bi ay at joxe ko moom lan nga mën a jàng ci moom politiquement loo xamante ni ba tey jii mu ngi lay jëriñ. waaw alhamdulilahi rabbil alamin Ousmane aywa góor gi àddinaam yëpp daf ko politique ndax moom nekkoon na ki nga xamante ne daf ma daan ne Pape xele dañ koy wax xele boo ko waxul du xam moom ku bëggoon waxtaan la ku bëggoon waxtaan la daan na la tate dontale boo nekkee ci njuumte mu ne la dëgg juum boo nekkee ci dëgg mu accompagne la ci mais góor gi lu ma gën a jàngat ci moom mooy góor gi mën a woon xam ku ko bëgg ak ku ko bañ góor gi da doon rassembler góor gi dafa amoon surtout le pouvoir d'écoute te aussi moom daa mel ne héritier kii la woon Sanokh Diouf waaw wala dañ doon ànd waaw góor gi foofu mbiru xam nga parti socialiste dafa amoon mbiru tendance sama papa formé woon tendance B góor gi Sanokh yàlla na suuf sedd ci kawam yor tendance A tendance A nag sama papa tamit amoon fa mag xam nga suñu Ousmane kër gi nga ñëw tey nag il faut mu am lu ma la fa leeral ndax politique u Diobass tamit buñ koy wax kër gi muy kër ndig Demba Sène bii nag fii nag xalifa politique yi nag fii la ñu sosoo fii la ñu sosoo loolu dinaa ci ñëw ak yow ndax damay jële ci góor gi mooy maam Ndig bu ñu meññ ñu koy wax Ndig Sène d'ailleurs sax moom lañ ma tuddee jamono bu mu génnee àddina at boobu laa juddu muy en 78 ñu tuddee ma ko ci nettali ñu ne ma góor gi juge coutumier la woon da doon ate suuf fii ba Jeleng da doon ate suuf fii ba partout nit ci gox yi nit yi wóolu ko mu nekk nitu dëgg moom tamit yàlla na suuf sedd ci kawam yàlla dogal kër gi moo ko meññ nag waaw moo meññ kër gi fatabar fakala kër gi nekk këru teraanga nekk këru ñu am jom nekk kër gi nga xamante tamit këru jàngkat parce que sama papa def ma daan ne seen baay ci ñett yi la leen di yar njàng sàmm mbéy ak jaamu yàlla waaw buñ fa jógee ci la ñëw ñu indi acte 1 xaw ma ci lañ formé conseil rural yi yàlla dogal nag premier président conseil rural de Notto Diobass kër gii la soxo
muy suñu xalifa baay muy góor gi Xamat Seen nekkoon mag ci sama papa kooku atte na Jobaas fukki at waaw ci tendance yooyu nag la góor gi duggee ci politique renversé tendance su Baye Sagnon jël communauté rurale bi boobu tamit dafa am section waaw section bi ci lañ ko joxe Jaab Gonjo bu Babak moo yoroon section bi sama papa yor président communauté rurale bi ñoom mais ñëpp sax dañu waxoon góor gi nay yor section bi yor président communauté rurale bi Christian Valentin moo ko ne góor gi Maawa dégg nga yoral président conseil rural bi parce que communauté rurale bi moo gën a am doole ci lañ joxe Jaab Yum nekkoon rak ci sama papa mu gérer section Jobaas. Très bien waaw muy lu am solo donc ñu leen fàttali yéen a ngi suñu émission le grand rendez-vous di dalal kii di Pape Sène ngeen ko am ci Pape Maawa papam jiitoon fi comité rural bu Notto Diobass ñëpp xam ko moom la ñuy dalal tey ji si suñu 3e numéro donc Pape Maawa ñu fàttali mu ngi bokk ci liste PS bi nga xamante ni moom moo war a jongante lii di local yi di ñëw di 23 janvier 2022 ci tête bi ñu ngi gis ni professeur Louis Thomas moo fa nekk Pape Maawa avant ñu fay egg sax gis nañu def ngeen fi point de presse mais ngeen ni génn nañu mais bu ngeen génnee da ngeen génne ak Ndeye Ndiaye ngeen génne ak Jean Baptiste ngeen génne ak yenn ci parti donc APR donc mais ñooñu gis nañ ba ci pandaw ki ñooñu ñëpp dañoo détaché wu problème bi lan la woon carrément. waaw sëñ Ousmane foofu mën na la faa leeral lu bëri ndax dañu formé woon Benno Bokk Yaakaar bu ñu génnee ci élection présidentielle jaraafu réew mi nag boobu la tàmbale woowatul kenn muy le maire Alioune Sarr woowatul ma Demba woowatul ma Samba waaw depuis kañ depuis bu ñu gagné élection présidentielle yi 2019 yi passé ba léegi passé ñu dem ak samay ñeneen mën na la ci cité ku mel ni Abdou Aziz moo nekkoon suñu coordonnateur ñu formé benn synergie bi nga xamante ne dañu ne ndawu Jobaas yi nag dafa toll foo xamante ne duñ la liggéeyal ba nga gañe nga nee ñu dem leen toogi ma continuer dañuy dugg comme moom ci biir Jobaas mooy cadre de concertation bi ñu formé cadre de concertation boobu def yu bëri daju jalan ñun ñoo fa teewal Benno Bokk Yaakaar les jeunes may ñaan tamit kooku yàlla na suuf sedd ci kawam ak yeneen yoo xamante cadre bi réussiroon na ko nekkoon ay ndaw nag parti bu fi nekk dañ fa jëloon ñaar nit fii ci suñu parti socialiste man ak Astou Kandji lañ fa jëloon APR ñu jëloon fa Ngari ak Mbodj AFP ñu jëloon fa Ismaïla Dione ak Mbaye Sène ñu koy wax Babacar Sène bu Naafaar waaw yeneen entité yi tamit LD amoon na un certain Mamadou Sène de Babak waaw non mouvement Ndeye Fatou Ndiaye amoon na Abdoul Aziz ak Cheikh Mbodj bu Mbodjeen ñun ñooñu ñoo constitué woon cadre de concertation bi waxtaan ceeg leader yi tamit ñu rafetlu ko bu baax a baax ñuy wéyal di wéyal bu ñu demee nag ba élection yi di waaj a ñëw Alioune Sarr woo ñu ca Babak Saasar nee ñu léegi dañoo bëgg ngeen dinaa leen jox oto ak carburant ngeen dugg ci biir Jobaas laajte lan mooy soxla waa Jobaas man de ci Saalam laa ko ne man de du ma bokk ci loolu man je ne suis pas preneur de ça parce que tamit politique nag egg naa foo xamante ne. mais dogguma la sax mais est-ce que loolu kii la woon nga jiite commune bi lu mat 12 ans ngay duggaat ci nit bi di laajte lan la waa Jobaas soxla. waaw Ousmane yooyu noonu nuñ ko mën a tuddee. waaw Ousmane loolu yaa koy décortiquer sa bopp yow nga jiite waa Jobaas fukki at ak ñaar ba pare nga bëgg nit yi delluwaat ci biir Jobaas di laajte waa dëkk ba ban problème lañ am. te effectivement équipe yooyu recevoir nañ leen dans les villages. effectivement man nag dañu bëggoon suñu cadre bi bokk ci loolu waaye yàlla dafa dogal nag man moom xam nga. fu la moom a xañ lépp man dama taxaw ne man je ne suis pas preneur devant lui tête en tête les yeux dans les yeux. xamal ko ni loolu man je ne suis pas preneur de ça. waaw xaw ma kuy def loolu mais man du man. waaw ci la ñu génne nag yàlla dogal bu ñu demee ba mu taxawal équipe yooyu. yàlla dogal tabaski di waaj a jot tabaski bu mu waaj jot nag
fii ci Pout Diack nag ci laa jóg nag woote ndax ndoxu Pout Diack nag foofu dinaa la fa ñamal tuuti mbalaa may egg sax ci suñu wàllu cadre de concertation wala benno bi ñu nag ñoom Ndeye Ndiaye ndax yàlla dafa dogal nag Alpha Baye Gueye bu nga xamante ne nag moom mooy directeur wu effort waaw man dem naa ba ci moom jàkkaarloo ak moom ndoxu dossier Pout Diack ndox mi dafa tegu ci sama loxo ku ma ci waxul dara doo ma ci wax dara waaw loolu nag yàlla defal na ma ko aywa ñu dem ba mu ñëw fii ci Pout Diack ne dafay samp ndënd ne ku ñeme ne samp ndënd daa wóolu boppam rek. wóolu boppam gaa yi jóg nag gisee waxtaan moo waraloon conférence de presse boobu. conférence de presse bi bu ñu ko defee ba pare nag. ñun ñu continuer aywa di liggéey. ku mel ni Ndeye Fatou ku mel ni le professeur. ku mel ni Jean sax Jean ci parti socialiste la bokk. ci PS Jean mandat bu mu yor noonu. mandat conseiller. PS la PS la kay. waaw parce que ci biir parti bi moo yoroon moo nekk secrétaire politique poste boobu la yor ci biir parti bi. bu ñu defee fii à Noto suñu renouvellement yooyu ci lañ ko jox. moom tamit mun yàlla dogal mu nekk candidat Malamine Ndione bu yeesal nekk candidat ak Gilaay Mbodj de Hann Mbodiène ñu am 5 candidats 5 candidats yooyu yëpp nag taxaw ne fu mu toll nii nañu xool waxtaan jiital concertation yàlla dogal concertation boobu antuwul ñu mayaat leen ñu ne leen waxtaanaat leen Jean désisté mu dem ba des ñaari candidat muy Ndeye Fatou Ndiaye ak professeur Louis Thomas Ciss bu ñu waxtaanee 1 heure de temps nag kenn mënul mayam bi ci lañ ne nañ dugg ci salle bi waxtaan parce que nag Ousmane politique nag dafa am lu ñu ma jàngal waaw la majorité la démocratie la majorité de la démocratie c'est la démocratie waaw maanaam majorité bi daal bu ëppee rek bu ëppee voilà ñoo war a falu waaw yàlla dogal tamit bu ma jëlee kaddu de dem leen wax leen moo mën a am wasin mbaa dem tool rek donc maanaam manul bañ na waxtaan bi antuwul dañuy dem vote ñu dem de vote moom tamit Ndeye Fatou ma koy saluer nuyu ko de passage mu ne du voter tu nangul waxtaan parti bi nag am nañ fu la nag ci lañ ko ne nag kon may ñu saal bi ñu eggali suñu waxtaan yàlla dogal ci noonu la demee dem rejoindre camp bale très bien donc yéen ngeen des ci ñun ñu des ci suñu bannière di liggéey seen bannière léegi est-ce que yow en tant que politicien yow gisoo tey ji oppose yéen bu ngeen génnee ngeen da ngeen di opposé Alioune Sarr moom ngeen liggéey ak moom lu mat 12 ans est-ce que heure bi ngeen ko war a opposé wala Alioune Sarr bu mu leen bàyyi rek boobu ngeen waroon a teggi seen loxo mais teggiwu leen seen loxo da ngeen ñëw ba élection ngeen dee di teggi seen loxo ñu dañu naan bilan Alioune Sarr ci ngeen di bokk. non sëñ Ousmane xam nga bu ñu waxtaanee rek teg ko ci xel ak xalaat bilan Alioune Sarr bu amee bilan ñun daanaka majorité présidentielle lañ bokk mais tamit mbir mi kuy signé ñun PS amuñu kuy signé dara ci mairie Noto ci mairie bi waaw kii nekkoon na fa nu mu tudd suñu papa Dia te Ngorane Ngom mosu fa nekk signature. non waaw mais lan la ko fa joxoon xaw ma état civil loolu lay dara loolu du dara boo déggee ma ne signature ñun amuñu fa benn poste de responsabilité. waaw duñu adjoint au maire duñu maire duñu yoruñu woon commission domaniale. mais loolu est-ce que gisoon ne loolu buñ koy tàmm. buñ leen di tànn. foofu la woon. waaw mais non xam nga foofu problème bi mooy lan saa waay li ma lay wax daal moo doon buur même ñu mu jox poste sax ñooñu duñu doxal dara. waaw loolu maa parce que dañ naan parfois. non saa waay conseil man parfois damay gis nit ñu ne ma kii conseil dama naan déet kii fan la ñu ne ma conseil. waaw sëñ Ousmane conseil souvent dégg conseil bu doon xam dara suñu carrière yi Pout Diack am 6 conseillers ñu mane ba jël carrière yi utiliser leen Ila Touba yëpp suñu carrière moo ko defar waxatuma noonu mu jël suñu carrière yi defar ci ay tali yu dem dëkkam foofu conseil yooyu dañ fa am cër Ousmane nañu waxante dëgg nag. waaw conseil yooyu xam nga ne amuñu faj benn cër. waaw dañuy gunge rek
carrière waaw am na lu ñu ci signé woon protocole bi. mais est-ce que respecté na protocole boobu ñu signé woon ci ginnaaw bi la boobu dëkk bi yëngu na xale yi yëngal ñëpp yëngatu mag góor jigéen ndaw ñëpp yëngatu ci la naxaat sax suñuy mag yi nga xamante ne ñoo nekkoon Dakar jéem leen a meeb indi leen fi ne dañuy signé protocole boobu ñu ko signé waruñ ko woon a signé parce que ñu fa nekkoon xamuñu dëgg-dëgg dëkk bi lan la laajoon te d'ailleurs sax faf amul benn protocole amul lenn lu mu ci def ci protocole yooyu xale yaa ngi koy laaj ba léegi. waaw muy lu am solo waaye dañ fay des ba léegi rek. luy tama moom ngeen jiital ngeen di jàpp ni mag la peut-être pourquoi bàyyiwul xale yi ñoom ñu jiitu ñu topp ci wala yéen a ko wóolu wala yéen wóoluwu leen seen bopp daal ngeen bàyyi ko mu nekk. sëñ Ousmane mag jar naa bàyyi ci réew Abdoulaye bu mu jël réew mi ci ñaata at la ko jël. âgé woon. tamit xele yi daan ne mën a mais Jobaas tamit Jobaas du fowukaay de Ousmane Jobaas du fowukaay professeur ñun ñoo ko jiital ñun ñoo porte combat bi bu doon professeur rek kon du dem mais ñun ñoo ko ne dafa toll fi nga xamante ne dañuy demal suñu bopp lu ñu ci góobe gar ko te yaa ñuy jiite. waaw te yaa ñuy jiite ñu samp ko te tamit dinaa la xamal leen nag professeur mag yee ko samp de ndono mooy ndonoy mag yi de Ousmane xam nga politique nag léegi dafa ne waaw moom kenn werantu ko moom yàgg na ci politique ki wax di mais dama la ne Ousmane ku ñëme léegi da ngay fëgg sa dënd rek ne politicien la waaye ku fi mag yi samp man gisuma ko de waaw loolu rek ndax biir PS sax dafa am problème bu fa nekkoon balaa ngay jiite section wala ngay jiite coordination wala ngay jiite coordination départementale te loolu yëpp lii tamaa jaar na professeur lii tamaa jaar na foofu de jaar na fa kay ay ponkal yoo xam ne dañ leen a rendi xacet mu yëg waaw kon de dese naa ko xam naa Alioune Sarr mu ngi seen kanam de Alioune Sarr nekkatul suñu kanam Alioune Sarr moo ngi suñu ginnaaw suñu Ousmane may naan mooy seen kanam mu nekkatul suñu kanam seen adversaire yi nga xamante ne moom ngeen gën a teg déedéet Alioune Sarr nekkul suñu adversaire de Alioune Sarr xam lan mooy suñu adversaire fu mu toll nii xaalis bu mu yor mais du moom du individualité jàpp nga ni Jobaas waaye léegi xaalis jënd na leen Jobaas Aliou yàq na politique Jobaas loolu kay sama baat ni poto très bien donc muy Pape Sène Jobaas kay Aliou yàq na xaalis politique Jobaas ñu investir que ci liste PS bi liste bi nga xamante ne luy Thomas moo ko jiite liste bi sax PS lañ ko ci PS turu PS la mais yaakaar naa coalition la parce que gis naa ñoo xamante ne du ñu ay PS ku mel ni Galaye Mbodj waaw liste bi bannière PS la ñu demee ndax waaw tamit ku xam parti socialiste xam ko du ñu como ci politique yàlla bu mu dogalee le président Macky Sall def lu mu def ne kani ministre yu fa nekkoon da leen fay bàyyi mu nekk erreur bu mag bi nga xamante ne sanction mën na faa jóge ci la ñu utiliser ñu nekk comme ça waaye nag fu mu toll nii amatul foofu doole ci kaw amatuñ ci moom ci yaakaar moom tax mën nañ ne professeur may nañ la tamit yow nga dem bu ñu woteelul Alioune Sarr mën laa votel très bien waaw léegi nag suñu parti bi bulletin boobu la ñu demee bulletin vert bi na ko Jobaas yëpp xam ak étoile bu am 5 branches boobu moom depuis 1960 waaw boobu nag cosaan la ñu indiwaat nag waaw boobu yàgg na boobu xam nañ ko waaw Galaye Mbodj waaw ñooñu ci fondateur APR yi la bokk yàlla dogal tamit ñu ñëw ci ñun heureusement sax moo jiite suñu liste de proportionnel xam nga ñun aussi professeur dafa yaa biir waaw bu mu ñëwee waxtaan ak ñun ñooñu tamit ñëw ànd ak ñun jàppale ko bu baax a baax ak ay sympathisants ak ay ñi nga xamante ne sax laalewuñ ci politique waaw laalewuñ dara ci politique ñëw ay société civile ñëw du ñu jàppale waaw bokk ci mbir mi waaw ñenn ñi jàpp ni boo wax ak ñoom dañ leen PS de wala luy Thomas de peut-être benn parti bu ndaw la dese zone pax mi loolu la am ci Jobaas à part ça sëñ Ousmane démb bu la fekkoon Mbambara Chérif fekk la mbus nax ngóor mbus nax ngàcc mandang rit wolof fekk la kër birima fekk la njax Ousmane yëf yi changé na de foofu daal Ousmane dinaa la xamal leen parti mobilisé socialiste xanaa dinaa la xamal leen loo xamul Pape affaire bi du yomb ren Alioune Sarr bu muy jël commune u Jobaas dafa appuyé wu ci militant socialisme loolu sama baat ni poto waaw mais yéen ak coalition ngeen demoon donte ne socialiste amoon na fi doole trop mais coalition boobu parti AFP daf fi am majorité daf fi am nit très bien donc nga nekk responsable fii ci Pout Diack dañuy ñëw Pout Diack
ñu gis Pout Diack presque liste yëpp doom Pout Diack ñu ngi ca soit que ñu ngi tête de liste soit que ñu ngi ci ginnaaw mais ñu am doole la muy Pape Mao yaa ngi ci seen liste bi boo demee liste Alioune Sarr Modou Sène lañ fa def tête de liste proportionnelle nga dem liste John Thiaw Pape Mamour Thiaw templement ngaara lañ fa def tête de liste nga dem liste Yewwi Askan Wi Ablaye Faye moo topp ci Marie Yvonne nga dem liste Kandji sama mu ngi ci donc Pout Diack ren centre bi combat lay doon. Sëñ Ousmane foofu nag da nga fa war a def taxaw seetlu loolu bu amee. loolu da lay woon ne rek Pout Diack mooy village pilote bu ñu ma doon wax naka jëkk Pout Diack village pilote Pout Diack yëfi nag fii la cosaanoo nag. maanaam daal kenn nit moomatu ko. non dama la bëgg a xamal ni politique gu Jobaas. mënoo cee génn Pout Diack. déedéet. waaw kay ça fait partie des 3 tey centres yi. dañ doon ñaan yàlla sax am candidat ci biir Pout Diack nag wala ñaari candidat waroon na mën a nekk. waaw ndax Pout Diack nag dayoom ëpp na foofu. waaw dayoom ëpp na foofu. waaye loolu dama koy jëlee ni démocratie man man je suis un socialiste républicain. très bien. par exemple man nangul naa ku ci nekk féete fi nga féete. ñu dem ci jongante. ci jongante que le meilleur gagne. que le meilleur gagne. que le meilleur gagne. très bien. Pout Diack nag xam nga leen da cee am ñu tax ñu leen di wax tête de liste. ñu fare ci Alioune Sarr. ñooñu xam nga ni c'est des poissons pourris. poisson pur kan Modou Sène ngay wax. waaw mais saa yi. Modou Sène ngay wax Modou Sène ñoo bokk kër fii sax ci biir kër. Modou Sène kay fii la de xam naa ko. waaw kooku lan la fi am koo xamante ne bu ñëwee moo ci ruqam di naan atayam. laajal dugal ci yëf yi. mais mun na du loolu am na lu tax ñu tey def ko tête de liste. nekk ci xanaa du jël na naxas. xanaa di dunguru Alioune Sarr. jël na naxas jël na ay ñoom Mamadou Niang. non déglul. boo yëpp ñu ngi si ginnaaw bi ngay xool de. bul xool Mamadou Sène donc ginnaaw bi ngay xool. Ousmane naxas du politicien. naxas du politicien sama doom baay la. waaw loolu de. naxas Alioune Sarr da koy mee boo rek. tu fumisterie boobu yëpp ñu ko def. xam nañ da koy utiliser. non da koy mais Ousmane naa la xamal leen nag leen dafa am. gis nga Pout Diack nag am na lu ñu war a bàyyi. Alioune Sarr daf ñoo def comme limon. ku mu jël. màcc la ba nga sappi. mu jël la sànni fa la indiwaat ci politicien la rek. mais du politicien yëpp nag am na ñu ci am ngor. mais am na yoo xamante ni kay sëñ Ousmane am na ñu ci am ngor. dëgg la waaw dëgg la. am na ñu ci am ngor. mais man li ma comme li nga wax ne fekkee am na nga xool jeunes yoo xamante ne ba léegi ñu ngi daw ci ginnaawam. kon peut-être lan moo tax ñuy daw si ginnaawam. ban jeune ku Alioune Sarr fu mu toll nii képp ku dew ci ginnaawam poste wala xaalis moo tax ngay daw ci ginnaawam. xam nañ nu mu demee. fii de poste xam réew mi lu fi desoon réew mi rejoindre na leen. non mais réew mi leader yi ñoo dem mais population bi demul de. moom la réew mi leader yi ñoo dem mais ñu ànd ak population bu ne ci suuf. demuñu loolu yow boo defee investigation yi nga xam ko. demuñu. très bien donc muy loo am solo xam naa moom incha allah ba ci pandaw bi dinañ xam nan lay mujjee centre Pout Diack bi kan moo koy gagné parce que gars yi tamit dañoo am doole léegi yow nga defoon juste benn geste bu rafet boo xamante ne ñëpp koy rafetlu Ngari Ngom di def kii am bi manifestation am mitinam bi yow nga ñëw toog fa teewe ko représente comme en tant que frère loolu lu néew lañ koy gis ci Jobaas fekkee sax am na fii da ngay gis ñoo xamante ne sax bu ngeen bokkul parti bu ngeen rombantee sax du ngeen xoolante muy geste boo xamante ni geste bu rafet la. waaw foofu nag Ousmane dinaa dafa wax tuuti Ngari sama rakk la. sama rakk la ndax ci meen bi moom dafa nekk Gogol ma nekk Diofane. mu ñëwaat tamit sama rakk di Mamadou xam nga ko. moo Ngari ñoo bokkoon benn classe. kon sama rakk la ñaari yoon. sa rakk la. yàlla dogal tamit nit ki wax sa mbaax wàññiwul dara ci sa waxu morom. ndeysaan macha allah. gis nga Ngari. c'est un étoile filante. ndeysaan. kenn mënu koo contourner. ndeysaan. ñëw nee ma nangul ma nee ma def naa la mag. ndeysaan. dama lay jël tamit sa conseil. mu def ma invitation d'honneur. waxoon na ci professeur yebal ma fa nee ma demal teewal ma fa. loolu moo taxoon ma teew fa. macha allah waaw ak aussi. dëkk bu ñu dëkk Pout Diack ak nuñ koy neewal doole. ma nekk ci wetam. di ko jàppale ci Zahir ak ci baat. te en tout cas Ngari. def seen coalition bi de élection yi passé liggéey na fi de. sëñ Ousmane balaa ngay xam di xaw laa rey nañ dem ba ci cappaandaw ba. élection yi passé
Modou Sène nga xam ne moom la ñu defoon plénipotentiel. ñëwul 6 heures la fa ñëw de. 6 heures du matin 6 heures ci ngoon. 6 heures ci ngoon boobu yëf yi jeex na. suba ba ci ngoon. waaw. lu xew. boobu dafa ñemee ñëw. daa tiitoon wala. waaw yow boobu Ousmane boobu màngaari ñoo fi nekk. kon dina xam ne moom ren lay gën a tiit ndax ren moom ay ponkol ñoo nekk ci wetam di ko fi. dama ne. ren moom. xaaral ba le 23 da nga yuuxu dina jibe fu nga ko foogewul. waaw fii ci Pout Diack laa la wax. balaa ma lay wax dara fii ci Pout Diack yuuxu dina jib fu nga ko foogewul laa la wax. dëgg naa nag moo ngi yow di jël jox jigéen yi xaalis mais xaalis boobu dama ne ku mu ko jox na ko lekk. lekkal gars yi loolu la ñuy wax. mais moom noonu la doon wax moom ñoom Ndeye Ndiaye ak ñoom Babacar bu ñu doon ñëw fii ci PDS da daan ne waa bu ñu indee xaalis. jël leen xaalis boobu ngeen lekk wala ngeen jël junni boobu ngeen sànni dinaa leen indil ñaari junni. dañ ko fay bor waaw xaalis boobu moom dafa moom xaalis boobu xaalis boo xamante ne yow bi nga 2009 est-ce que dafa doxee noonu 2009 dafa yor ñaari dërëm. mais nag loolu bari Sénégal moom léegi moom bu ñu la falee poste rek léegi nga doon millionnaire tout commencé tabax. mais loolu moo tardé suñu réew mi nag. léegi moo tardé suñu réew mi. voilà donc mu ngi noonu Pape Sène la di doomu Pout Diack bokk ci liste PS bi nga xamante ne moom la ñu war a jongante ak yeneen juróomi candidat donc fii ci commune Notto Diobass te xëccoo. professeur Louis Thomas nekk ci kanam professeur Louis Thomas tamit kenn dootu ko présenté waa Diobass di ko nuyoo au passage donc liggéey na fi lu bari nit ci tamit xam nañ ko bokk ci magu PS yi mais aussi liggéey ci commune bi nga xamante ne mooy comité rural commune Notto Diobass bi nga xamante ne Alioune Sarr moo ko jiite yaakaar naa ba mu fi toogee ba léegi mu ngi ak moom mooy lu am solo donc mu ngi noonu Pape xam naa comme ñu ngi ci pandaw bi rek dañ lay bàyyi nga tàggatoo ak suñu mbokku internet yi. waaw suñu Ousmane xëy na laaj yi nga waroon laaj sax laajoo ko yëpp de. bëri na foo duggul de. waaw loolu dëgg la mais xam nga souvent temps bi mais incha allah. waaw incha allah gën a am temps pour yaatal. waaw mbokki Diobass maa ngi leen di tàggatoo di leen ne. maa ngi kontaan bu baax a baax ci. dalal bu ñu ma dalal ci Diobass Info Diobass TV. may wax ni rek kaddu yi bëggoon naa mu nekk kaddu yu teggenewu waaye xam ngeen dañu nekk ci politique. te politique tamit dafa am lu mu laaj. képp ki nga dégloo koo xamante ne déglu nga kaddu yi mu vexe la xamal ni jubluwaay bi du loolu jubluwaay bi mooy rek. naka la ñuy def pour suñu Diobass dem kanam. loolu moo ñu tax a jóg ma leen di ziar di leen baal ak di leen baaloo. asalaamaaleykum merci beaucoup Pape donc mu ngi noonu Pape Sène la woon donc moom lañ doon dalal tey jii si suñu 3e numéro le grand rendez-vous bokk ci liste PS investir ko foofu Louis Thomas jiite ko comme nañ ko waxee léegi di doomu Pout Diack di doomu Feu Mawa Sène ñëpp xam ko jiite woon fi président comité rural moom lañ doon dalal tey donc di rafetlu aussi donc dalal bi ñu dalal fii ci këram donc ñu koy sant di ko gërëm mais aussi di koy ñaanal bonne chance donc ci seen liste boobu yàlla may leen ndam aussi comme may ko ndam moom tamit ñu investir ko bokk ci jeunes yi nga xamante ni si am nañ ñoom yaakaar ni mën nañoo booster lii di développement Diobass di leen ci jox daje pour suñu 4e numéro ci le grand rendez-vous merci beaucoup.